bu leen fàtte bës ci abonné ak ci cloche bi ngir ngeen mën a jot xibaaru ëllëg média. bismillahi rahmaani rahim. sama kàddu bi may njëkk a yëkkati mooy kàddu sant yàlla julli ci yonante bi sant suñuy waajur ndax xam ngeen ne ñu ngi jëm ci ay jongante suñu borom bàyyi ñu fi ba tey kàttanal ñu dañ ko war a sant bu baax a baax ci jàmm ji ñu am ak wér ba mën ci jublu. sama kàddu bu njëkk moo ci wax nag du doon lu dul kàddu ngërëmaate di gërëm population Richard Toll di gërëm ñi ma àndal di gërëm ñi ma yaakaar di gërëm dëgg-dëgg ci ni ma ko gën a yaatalee képp ko xam ne militant nga ak sympathisant te rek nga am yaakaar ci Khalil ndax nit yaakaar rek la am. loolu moo tax tey ma ngembu takk sama tànk takk samay loxo takk sama lépp pour bañ tas yaakaar googu alhamdulilah rabbil alamin. waaw bannière bi ma demee mooy bannière bu ñuy wax 3 voies 3 voies boo ko xoolee boo ko déggee mooy ñetteelu yoon ndax xam nga Sénégal dafa am ñaari yoon ñoo fi nekk benn yoon bi mooy ñu ànd ak nguur gi beneen yoon bi mooy ñu ànd ak opposition bi mu am coalition boo xam ni ànduñu nguur gi ànduñu ak opposition bi ñoom ci digg bi lañ nekk ñu tuddee seen bopp ñetteelu yoon. man coalition boobu laa àndal am ay kilifa yu bëri yoo xam ne ñoom ñoo ci nekk jiite ko ci kaw au niveau national donc coalition boobu seen ay jumtukaay laa jël war dem ak moom aux élections municipales à Richard Toll loolu mooy bannière bi nga xam ne moom moo tudd 3e voie. mais nag fekk ñun dañu amoon mouvement boo xam ne depuis 2009 lañ ko créé woon mouvement tudd Benno ànd liggéey Richard Toll ànd liggéey Richard Toll. donc ñun suñu coalition mooy 3e voie ànd liggéey Richard Toll coalition boobu la ñuy demee élection. programme bi may proposé askanu Richard Toll yaatu na ndax man dama am expérience politique ci dëkk bi dama am expérience conduite ni ñuy doxalee conseil municipal ndax umpu leen ne man am naa fi maanaam. nangami at diir yoo xam ne maa fi conseil municipal alhamdulilah bi tubaab bu gën a ancien ci Richard Toll kon kenn mënul natable sama expérience ak sama xam dëkk bi kenn mënul natable xam coono bi dëkk bi nekk kenn mënul natable que man xam naa amul lu ma xamul ne mooy problème mu Richard Toll léegi nag saafara moo ci des. xam nga balaa ngay saafara dara feebar balaa nga koy faj da ngay xam ban jàngoro la nga mën ci teg sa baaraam. boo xamee jàngoro ba pare la koy faj nag léegi moom dafay yomb mais lu bon ci feebar mooy nga tâtonner di dem wala amuloo foo jëm xamuloo foo jaar amuloo benn visibilité. mais alhamdulilah rabbil alamin am naa programme boo xam ne programme bu yaatu la pour defar Richard Toll programme la boo xam ne incha allah dinañ ci ñëw bu jotee ba ñu jublee ci campagne bi dana nekk programme boo xam ne waa Richard Toll yëpp daañu ko dégg. bàyyiwuñu benn secteur ba ci napp gi bàyyiwuñu ko dex gi daañu ci nappaat incha allah bu soobee yàlla. man ba léegi Benno Bokk Yaakaar laa bokk. ba léegi man APR laa bokk. ba léegi man Macky Sall laa gëm il faut que ce soit clair je le dis et je le répète je l'ai dit l'autre jour wax naa ko keroog bi may def sama entrée bi may def sama déclaration wax naa ko en introduction wax naa ko en conclusion ma wax la benn mbir rek pour nga xam ko Benno Bokk Yaakaar ba ñuy tabb seen liste man kenn woowu ma te responsable bu mag laa Richard Toll xeeb ma sama bopp maa ngi toog boobu fekkul ma def sama liste mais dama doon déglu rek mais comme dama xam ñi ma ko seqal fekkoon na man ma pare teg li may teg xam li ma xam fi ma jëm mais rafetoon na même bu dee damay dem feneen te ma ànd ak ñoom boobu ba tey tax ñëpp xam nañ ne président ba mu soxlaa nekk président li ma ci daj xam nañ ko fii ci dëkk bi. élection présidentielle élection législative li ma ci daj moom mii l'actuel maire pour mu follow li ma ci daj man fii ci Richard Toll ñëpp xam nañ ko depuis le référendum bi ma ñëwee APR ba tey
ñoom gis nañu la valeur ajoutée que j'ai après valeur gis nañu ndollante bi nga xam ni dugal naa ko ci APR fii ci Richard Toll. kon nag man awma problème boobu fi mu nekk nii. ma wax la benn mbir man kenn musuma convoqué réunion APR ci Richard Toll bi mu nekkee APR ba tey. xam nga ndax dafa xam nga absence de réunion la xam nga absence d'animation de parti politique la parce que parti dafa am lu koy dundal. parti du ndox ak lekk moo koy dundal parti wax ak waxtaan moo koy dundal ak ay dajale ak ay mbooloo di toog di dajale di saafonte loolu mooy dundal parti. loolu bu amul ci parti loolu dafa mel que parti boobu existé wul yàlla def na benn boo ko yaakaar ci Richard Toll man de ba ma ci duggee ba tey nekk ci ba tey jii président Macky Sall tàll ma loxo ma nekk ci ak ñoom non seulement gis nañ doolent bi nga xam ne apporté naa leen ko mais dama mosul assisté ci réunion boo xam ne mosul lañu ma ci woo muy réunion politique. xanaa bu élection jotee ñu dajew te même bu élection jotee sax du tax ñun ñu boole ñu ci biir man chaque élection damay dem ak samay staff lépp lu ci war nag ma def ko ci. sama alal du ko fekkee sama jot du ko fekkee samay mbokk duñ ko fekkee samay xarit duñ ko fekkee kenn du ko fekkee je mobilise tout le monde pour aller aux élections pour soutenir le président de la République et je l'ai fait jusqu'ici kon nag man wax dëgg yàlla ñoom tey bu ñu demee bay tabb war na am loo xam ne bu dul dara sax même bu ñu ma doon woo man may bañ ne man diw mënu ma jiite wala diw bëgguma mu jiite ma mais rafetoon na rek mettre la forme ndax dama ci bokk. fekkoon na nag comme li xale yi di wax naan plan B la xaw ma plan B ah ñun tamit ñu lan loo xam ne noonu ëllëg bu nu woowulee comme noonu boobu ba tey di kenn du nu woo kenn mosu nu woo te ñu bokk ci te ñoom ñooy mandataires yi ñoom ñooy yore baatu parti bi ñoom ñoo fi jiitu ci parti bi loolu suñuy matukaay xalaatoon nañu loolu ba ñu xalaatee loolu nag ñu ne ëllëg bu fekkee ne kenn boolewuñ ci fekk ñun tamit pare ñu pour mën jël yoon boo xam ne yoon boobu la ñuy demee. xam nga coalition boobu dinaa ci ñëw xëy na dafay xat tey sax mais beneen yoon dinaa ci ñëw mu gën a yaatu coalition boobu au départ tuddul Dekkal Yaakaar amul woon benn tur ñun dañu nekk ay doomu Richard Toll yoo xam ni dañ doon dajale ko ay Dakar à Dakar tout le temps muy man Ousmane Lom Ahmed Tidiane Diallo Ibrahima Sow moom suñu benn rakk boo xam ne ñëw ànd ak ñun ku ñuy wax Papa Niang wala bañ na moom sax moom mooy initier coalition bi ne man damay def médiation ci diggante Ousmane Lom ak Khalil Diop ndax jàpp ne ñoom ñaar bu ñu àndee dana mën nekk lu am solo pour les élections pour que li nga xam ne moom la ñu bëgg a dëmmal ëllëg mu mën jëriñ Richard Toll xëy na bloc boobu dana nekk bloc boo xam ne dana mën jàkkaarloog ñi fi nekk comme ça pour que vraiment li ñu soxla ñu mën ko récupérer. loolu ñu nekk di ci dox ñaari weer tous les dimanches wala les samedis dañuy dajale ko ci benn hôtel à Dakar ñu toog di waxtaan. tous les dimanches wala les samedis ñu toog di waxtaan autour de cette coalition. dernier week-end bi sax invité nañu Baye Diallo Sylla ak Iba Fall Diaw pour ñu ñëw ndax mu gën yaatu pour que mu nekk benn coalition bu yaatu coalition bu mag. mais man réunion boobu daw moon parce que boobu dama amoon man beneen réunion à Saint-Louis mais ma bàyyi leen ñoom c'était un mercredi ñoom ñuy waxtaan ci benn hôtel à Dakar. bu ñu ñëwee sax ñu doon dajale ci ñaari candidat am fa ñeneen ñoo xam ne ci biir réunion ba ñoom tamit ñu ne ay candidat lañu sax maanaam ñi bees ñu ñëw ñi ne ñoom tamit ay candidat lañu donc xam nga booy saafara benn problème léegi nga bëgg saafara ñetti problème dafay compliqué far ñoom ñu dem mais dama am yaakaar ne lu mel noonu am na solo bu day na booy dajale ay nit da ngay fexe ba kenn ku ci nekk bañ sore ci fi nga jëm te alors boobu bañ fa jógee muy le 2 ci la Ousmane Lom def sa déclaration de candidature beneen samedi bi man le 14 le 16 ma def sama déclaration de candidature fekk man newoon naa leen ne nañu góorgóorlu coalition bi ñu taxawal ko balaa kenn di def sa déclaration de candidature ndax kenn ku ci nekk ba demee ba say mbokk ak ñi nga am sa ay militants ñu jiital la dana jafe trop pour nga delluwaat gannaaw et c'est ce qui s'est passé. bi ma waxee loolu bon ci jotaay bi am ñu ci d'accord am ñu ci d'accord yàlla def li ma leen waxoon loolu mooy li am parce que jafe-jafe bi mooy fekk na kenn ku ci nekk am nga engagement boo xam ne def nga ko ba mënatoo dellu gannaaw. alors bi ma defee man sama déclaration ba pare le 16 teewul ma woo leen man téléphone insister ne leen comme dañu nekkoon ci processus nañu àggal processus bi nekku nañ ci processus ànd
bu mu tax naam am na erreur au départ mais erreur bu mu tax ñu bàyyi def naa déclaration Ousmane def na déclaration mais teewul nañu dajawaat xoolaat ba xam ba léegi ndax ànd mën na am ma fexe ba ñu dajale ko dimanche bële ci benn hôtel encore à Dakar ngeen baal ma maa ngi répété hôtel yi rek parce que mais moo nekkoon place boo xam ne foofu la ñu war a mën daje mais ça me dérange un peu de le dire alors ñu dajewaat foofu ñu toog ñu waxtaan dimanche bële alors ci la sama rek Ousmane ne moom wax dëgg yàlla mënul dellu gannaaw ndax engagé wu na jot na ci wax ak sëriñam jot na ci wax ak ay xaritam jot na ci wax ak ay militant jot na ci wax ak sax tudd na tur ci compagnie sucrière ñoo xam ne moom mënutul dellu gannaaw mënu même sama mag bi xaalis sax bu leen ne mën na dellu gannaaw mënul dellu gannaaw ma dëggal li mu wax ne ko man mun ma dellu gannaaw du ma ñëw ne tey maa ngi bootu ci yow comme ni nga ne doo bootu ci man. non duñu mës a réeroo parce que ñu ñëpp bëgg-bëgg benn la bëgg-bëgg mooy defar Richard Toll duñu mës a réeroo ah bu dee man li ma yaakaar bu dee bokk ñenn ñi dañu am même ambition que man dara taxuñoo jóg amu ci benn ambition personnelle kenn ku ci nekk sa objectif ak li nga xam ne moo la animé njëriñu Richard Toll la kon réeroo warul am loolu laa jàpp ne ba tey que jàpp naa ne réeroo amul xëy na danañ jëm a fexe nu ñu àndee mais gis nañu fii ay coalition yu mag yoo xam ne dem nañu ba ci biir à presque quelques jours ba ñu waat déposé ci lañ tas kon nag wax maag xëy na man ak te moom ça se comprend aussi un peu parce que ça se comprend un peu kenn ku ci nekk ba ngay jóg am na ñoo xam ni presque depuis des années ñoom nga doon àndal di liggéey aussi bon dana toll foo xam ni doo mën ñëw ne ah man kat bàyyi naa maa ngi dem bootu ci diw mais nag mën na nekk ci kaw dara si toutefois on met en avant njëriñu Richard Toll. waaw li may lancé nag mooy je fais un appel à tous les Richard Toll de passage même ñu fiy fanaan romb fi sax di dem ñu jàppale ñu pour ñu defar suñu dëkk képp koo xam ne sa xel sa xam-xam sa gis sa bëgg-bëgg mooy que cette ville là émerge nañu ci jàppale ndax Richard Toll mérité na lu ëpp lii Richard Toll nu mu mel jéggi na dayoo Richard Toll ay population sonn nañu Richard Toll war na génn ci guddi gi mu nekk et ça je fais un appel ñu comme ni ma ko waxee woon au départ wax naa ko sama déclaration wax naa ko correct bi ngeen ñëwee ci ba ñuy lancer suñu coalition bi wax naa ko dinaa leen mettons en avant l'intérêt des Richard Toll et des populations nañu bàyyi na kenn ku ci nekk fàtte sa bopp loolu bu ñu ko defaree li ñu bëgg ci Richard Toll dana am parce que melukaay visage bi Richard Toll am war na am beneen visage bu bokk le visage bi war na te benn dëkk waruñu gën benn dëkk war ñu gën demin maa ngi woo ñëpp pour que ñu jàppale ñu mën dimbale xale yi génn leen ci problème mu chômage ba ñu nekk ñu dimbale jigéen ñi soxla nañu ay financement ñu dimbale suñu mag ñi soxla nañu ay pàcc mu baax ñu dimbale xale yi soxla nañu jàng ak yeneen yoo xam ne incha allah dinañ ci dellusiwaat. bu leen fàtte bës ci abonné ak ci cloche bi ngir ngeen mën a jot xibaaru Ëllëg Média. Audio Jungle.